asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñu ngi amaat mbégte di ànd ak yéen ci seen émission la santé est entre vos dents di émission bu jëm ci wàllu lekk ci biir pédiatrie maanaam xale yi li ko dalee ñi juddu ba am fukki at ak juróom lu ko toppal tuuti ñu ci di ci ànd ak suñu consultant ñi ngi ànd kon ak Djiby Samb Djiby ñu ngi leen nuyu. waaw ñu ngi leen nuyu soxna Ndeye Khady. nga di diététicien nutritionniste fii ci hôpital d'enfants Albert Royer Djiby mu mel ne fan yi dañu seetlu ne xale yi nga xamante ne dañu amee diabète seen diabète dafa déséquilibré lan moo ko waral. waaw ginnaaw bi la remercier soxna Ndeye Khady di remercier ñëpp ñi ñuy seetaan ak ñi ñuy topp yëpp ci seen plateforme yi di wax ne question bi am na importance et c'est venu à l'heure parce que diabète chez l'enfant déjà nit ñi dañ ko war a bañ a comparer ak diabète mag parce que du benn parce que diabète mag moom souvent duñ jël insuline te xale bi dafay jël insuline parce que c'est insulino dépendant mooy piqûre yi ñuy piqué wu balaa ñuy lekk parce que loolu moom mooy permettre suukar bi organisme mën ko utiliser pour mu jëriñoo ko donc ci biir loolu dañu war a xam ñun famille yi que ne bokkul ak ni ñu war a toppatoowee ci wàllu lekkin ak ki nga xam ne nii diabète de type 2 la mooy bi dal mag ñi donc souvent xale yi li ñuy def mooy hypoglycémie sévère wala hyperglycémie sévère muy acide cétose bi donc souvent boo vérifier seen kay da ngay gis tendance am na ñoo xam dañ naan la dafa am restriction bu ñu leen def au niveau de la maison ci kër yi di leen wax ne leen mooy waaw par exemple ñu ne la diabétique nga doo lekk lii alors que li am importance mooy amul benn aliment bu ñu interdire mais tout est contrôlé donc dafa am des aliments qu'on appelle des aliments à indice glycémique élevé mooy yoo xam ne ni dafay gaaw a yéegal suukar prenons l'exemple de la date mooy date tàndarma boo xoolee ay 103 indice glycémique la te dañ ne indice glycémique bu fekkee dafa supérieur à 70 rek mooy indice glycémique élevé boobu day gaaw a yéegal suukar voilà supposons tey par exemple nga jël beneen boo xam ne fruit la muy orange muy 48 indice glycémique kooku xam nga indice glycémique bi dafa baax te bu fekkee ne indice glycémique bi dafa inférieur à 56 rek indice glycémique bi dafa baax kooku war nga ko mën a lekk donc bu fekkee xale bi da nga na ko tey par exemple doo lekk lii doo lekk lee te yow li nga koy wax yëpp fekk ne moom baax na si moom day doon problème xale bu nekkee diabète de type 1 insulino dépendant la bi pikiru amul luñ ko tere lépp dañ koy contrôler liñ koy wax mu moytu ko mooy li nga xam ne yéegal suukar bu gaaw mooy li ma wax léegi sànq parce que piqûre bu fekkee li gën a garaaw mooy mu piqûre ba pare du lekk voilà donc moo tax ñu naan la day leen jege ñi nga xam ne ñoo am seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu woowu ñu wax la xale bi lu mu war a lekkee mais tey bu ñëwee nga ne ko doo lekk lii te yow ba pare loolu ngay togg donc il faut choisir les aliments yi ngay togg yow mi parent yi ba yow bala nga kaa tere diabétique boo xam ne xale la mënoo ko tere ceeb fii Sénégal day lekk ceeb mais nan la war a lekkee ceeb buy lekk ceebu jën dafa war a xam ne un tiers bi mooy doon ceeb un tiers bi ci des dafa war a nekk légume beneen tiers bi dafa war a nekk accompagnant bi muy jën bi et cetera donc war na mën a lekk ceeb mais dafa ban quantité la ci war a lekk donc loolu moo ci am importance mais bu fekkee da nga ñëw nga ne ko doo lekk ceeb jox ko ñaar wala 3 wala 4 wala nga ne da nga koy affaire de kudd non da nga koy sonal parce que piqûre bi dafa war a am ñam bu mu fa war a fekk pour mën a wàccee suukar boobu noonu pour mu bañ a def hyperglycémie mais bu fekkee ne yow nag da ngaa def noonu nga koy def ko restriction mu piqué wu insuline mu respecté insuline bi suukar bi day wàcc te hypoglycémie moo gën a sévère parce que c'est mortel aussi donc nañ ci mën na faat donc nit ñi xamee ko noonu xam ne da nga war a lekk lu raisonnable bañ a lekk loo xam ne day yéegal suukar parce que warta yées il faut choisir juste ces aliments la preuve boo def diabétique dañ naa la doo lekk suukar dañ la koy tere mais boo defee hypoglycémie sévère lan la lay njëkk a jox suukar lañ lay njëkk a jox donc rien n'est interdit tout est contrôlé donc loolu il faut ñu taxawaat ci ñu bàyyi restriction yu ëpp yi parce que ana yan genre restriction en général ngeen di jot information que xale bi moom lañ koy tere ci biir këram alors que wartane voilà tey par exemple nga ne ko du lekk pomme de terre am na nu ñu koy toggee indice glycémique bi du élevé par exemple bu fekkee da nga ko baxal ak xollit bi ba pare doo ko xolli loolu mode de cuisson la parent il faut mu xam loolu mais boo ko defee frite indice glycémique bi day yéeg donc loolu mooy différence bi voilà loolu mooy différence bi donc loolu bu fekkee yow miy tere xam nga loolu rek nga war a xam ne dara interdit ko mais ni ñu koy utiliser moo ci ëpp importance beneen question bi ci am boo xam ne war nañ ko bàyyi xel mooy école bu tijjee on a des problèmes parce que xale yi bu ñu delloo école contrôle bi day jafe parce que li ñuy passé temps bi ñuy passé école day bëri léegi bu ko defee bu ñu demee dañuy dajeeg seen i morom dañuy jënd di ce qu'on appelle grignotage ba pare ñu ngeen baal ma si kàddu di sàcc di lekkantu maanaam da ngay sa morom day jënd jox la nga mos si ba pare yow sa parent jox na la collation moo tax souvent ñun li ñuy bañ sax mooy kenn warul di jox diabétique xale xaalis dañ koy interdit dañ naan la da nga koy jox collation yaa koy choisir li mu war a lekk récréation mais boo ko joxee xaalis bu demee
bu fekkee xale tamit dañoo jënd li nga xam ne day yéegal suukaram moom xale la xamul day jënd loolu day jënd loolu lekk bu ko defee suukar bi yéeg aussi muy côté question mooy beneen wàll bi mooy suukar bi yéeg bu ëpp bi ñi nga xam ne seen suukar day yéeg loolu moo koy waral grignotage bi te souvent école lay nekk problème bi école lay nekkee donc il faut ñu bàyyiwaat xel ci côté boobu contrôle bi gën a am ci wàllu école yi aussi ñu xam ne wax dëgg xale bu nekkee diabétique bu fekkee ne école bi yëg nañ ko ñu am vigilance mën ko bàyyi xel ci prise en charge am daal. d'accord wax nga ni kon ci njëlbeen hyperglycémie ak hypoglycémie déséquilibre la ñu nemmeeku fi mu ne nii ci xale yi nga xamante ne ñoo amee diabète Djiby Samb ci wàllu woowule yow yaay seen diététicien nutritionniste fii ci Albert Royer am nañu pédiatre yi leen di suivre en même temps de la accompagner. ban côté prise en charge ngeen di laal fi mu ne nii yéen ngir régler problème boobu kon. waaw prise en charge moom dafay médical ba pare dafay nekk aussi nutritionnel et diététique parce que léppay demandoo ensemble donc je pense que nous ici on est très bien organisé wax dëgg yàlla je pense que ni fréquence d'hospitalisation bi sax wàññeeku na mais par rapport ak pour ñu def prévention rek moo tax ñuy wax mais fréquence d'hospitalisation yi moom bëreetul ni mu doon bëree parce que prise en charge bi moom baax na trop ici à Albert Royer ak yeneen centre yi nga xam ne nii c'est vraiment c'est contrôlé par des professionnels ñu ciy remercier professeur Niam yi nga xam ne nii moom moo ñu jiite mu ciy def liggéey bu am solo ñun ñëpp ñu nekk topp ci ginnaaw muy nekk benn équipe bu complet boo xam ne ni vraiment boo ñëwee am na infirmier am na diététicien am na corps yëpp mi ngi fi daal donc pour éducation thérapie bi dafa complet pour ñu accompagner parents yi ci wàllu prise en charge bi mais daal di wax ne prise en charge bi du nekk rek à l'hôpital dafa war a nekk aussi à la maison parce que ñun vraiment ku ñuy jox rendez-vous par exemple une semaine yeneen jours yi à la maison lay nekk donc prise en charge parents yi dañ ci war a impliqué bu baax donc ñun dañuy def suñu wàll mais parents yi li tax ñu bëgg di wax parents yi ñu gën a yeewaat xam ne lekk bi daf ci am importance mais ni ngay toppatee xale bi tey exemple li ma wax sànq rek boo ko joxee xaalis déjà yow yaa ko jënd loolu mu bëgg parce que xale li mu xam mooy li mu bëgg am na ñoo xam ne nii sax vraiment xamuñu li koy lor en fait xamuñu ko lor beneen bi mooy ci parfois ci âge yi am na ñoo xam ne yu bëri buñ déggee sax ñu wax diabète dañ naan xale du diabète mais fii on a des enfants yoo xam ne nii sax amaguñ 2 ans ay mois lañu am te dañuy nekk diabétique mais dara dañuy jéem a jàpp éduquer parents yi ñu xam par rapport ak nampel bi allaitement maternel exclusif bi wala bu nekkul allaitement maternel exclusif commencé na diversifier ñu xool na la ñuy indee diversification bi yan aliment lañ ko mën a booleel ci lekkam parce que koo xam ne amagul 2 ans ay weer rek de 16 mois la 14 mois la ni muy lekkee ak koo xam ne am na 7 ans ba 8 ans du benn donc loolu aussi parent bi il faut ñu xam ko souvent boo defee ce qu'on appelle l'enquête nutritionnelle ci biir waxtaan bi da ngay xam ne ñoom déjà parfois dañuy faussé ci côté li ñuy joxe xale yi parce que bu fekkee def xale bi amagul yenn at yi nga bëgg yow li ngay lekk lay lekk di lekk mburu di lekk te nga war ko jox une alimentation qui est semi-liquide loo xam ne day oyof ba pare nga contrôler aliments yi mu bañ a nekk des aliments yoo xam ne comme li ma wax sànq day am indice glycémique élevé maanaam day gaaw a yéegal suukar rek boo ko defee rek di nga gis ne diabète bi dina contrôler wu te du am benn problème en gros daal pour dalal xelu parents yi ñu xam ne diabète c'est l'enfant diabète la boo xam ne ni jarul tiit jarul jaaxle boo amee une prise en charge xale bi nañ contrôler lekkam contrôler li muy pikiroo contrôler li muy yëngatoo diabète c'est l'enfant ñetti yooyu kese la l'alimentation le sport ak l'insulinothérapie ni muy pikiroo ni muy lekkee ak ni muy yëngatoo donc yëngatu bi daf ci bokk ñu bàyyi sédentarité bi xale yi di def quelques activités bi c'est vrai que ñu ngi ci contexte boo xam ne ni ñoom ay corps dañu am ce qu'on appelle comorbidité avec pandémie bi donc génn yi dañ leen koy tere mais amul sport boo xam ne ni am na sport yoo xam mën nga ko def sax même sa biir kër des squats nga def ko waaw yooyu mën nga ko def mu yëngal yaram bi moo gën ngay toog rek bañ a yëngatu waaw waxuñ kenn mu génn di dem ci rassemblement yi ci mbedd mais si biir kër yi wala ci kaw terrasse yi mën nga fa tàngal sa yaram ba nga xamee ni di nga moytuwaale lépp li nga xam ne mu ngi jëm ci wàllu pandémie bi. D'accord waaw kon suñu mbokku internautes yi fii la ñuy yem ak yéen ci seen émission la santé entre vos dents Djiby Samb ñu ngi lay gërëm di la sant. waaw maa ngi lay remercier soxna Ndeye Khady di kontaan ci invitation bi di wax ne lépp lu ñu ci wax rek mu yàlla na nekk loo xam ne dina indi njàngat ci famille yi ci parents yi ci ñëpp ñi nga xam ne dañuy tourner autour de la prise en charge des enfants qui sont diabétiques merci beaucoup. ma fàttali ni yow yaay diététicien nutritionniste bu hôpital d'enfants Albert Royer tey ñu nekkoon ci suñu numéro bu bees bu seen émission la santé entre vos dents.